onze billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim yéen mbokk internet yi suivre Lamyn TV nuyu nañ leen bëgg nañ leen jaajëfal nañ leen rang muy abonné ñi abonné gul tout droit ngeen laal cloche bi liñ dugalati ngeen bokk si ñi ko njëkk a seetaan dige bor la ñoo leen ko digoon ñu ngi si ba tey maanaam mbër yi champion yi ñi nga xamante ne ñoom ñoo gën a marqué saison bi dinañ ñëw ak ñoom kenn par kenn mbër bu si nekk ñu jox leen li nga xamante ne moom mooy ay résultat am maanaam defal ko bilan nag bilan de la mi-saison maanaam xaaju saison bi saison bi tijjee ak léegi bi mu posé nii ci weeru koor gi ñu wax leen champion bi fan ak fan la bëri fan ak fan la jël fan ak fan la daanu final. tey nag ñu ñëw ak yéen ci Doudou Sané wala Khadafi bu Diofior gannaaw bañ leen defalee vidéo ci Brosse El Bandit Oumar Fafako ak ki nga xamante ne moom mooy Papa Ngane Sossox wala Djily Sara. Doudou Sané Khadafi bu Diofior champion bi moom def na lu tolloog 16 final fukk ak juróom mbenn final bi saison bi tijjee ak léegi muy résultat bu baax ci biir 16 final yooyu jël na ci 11 drapeaux fukk ak benn drapeau yoo xam ne Doudou Sané moom moo ko jël. am na si ñaari final ya nga xamante ne benn bi nii la beneen bi joxuñ kenn victoire sans verdict lañ ko mën a tuddee ak ñetti final ya nga xamante ne moom Doudou Sané da koo ñàkk. ci biir vidéo bi ñu yaatal leen final bu mu jël fan la ko jëlee ak kan la daan final ak kañ la woon final yi mu ñàkk kan moo ko daan final ak fan la woon finalu sans verdict yi ak niil yi aussi fan la woon ak mook kan la woon. dañ koy commencé ci final yi nga xamante ne moom jël na ko Doudou Sané bi mu tijjee saison le 28 novembre 2021 ca Iba Mar Diop la woon moom moo ko jëloon jël ko ci kaw Simon bu Ñoojoor. Doudou Sané jóge foofu jëlaat lamb fi nga xamante ne moom mooy Diofior biir dëkkam à domicile la woon mu daan fa ki nga xamante ne moom mooy Modou Faye ordinateur. bi mu fa jógee moom Doudou Sané bëri na Adrien Senghor le 19 décembre bi mu bëree le 19 décembre moom moo ko daal di jël ko ci kaw daa bu Texas. Doudou Sané bëree na Fatick le 1er janvier 2022 daal di ko jël ko ci kaw Modou Faye ordinateur. bi mu fa jógee le 3 janvier 2022 Doudou Sané bëri na fi nga xamante ne moom mooy yaayam daal di ko jël ko ci kaw Georges Poit bu Marloj. waaye le 6 janvier Doudou Sané bëri fi nga xamante ne moom mooy Ndaayaan jël ko ci kaw Libidor bu Kayar. loolu jeudi la woon ñu noppalu vendredi samedi le 8 janvier ñu jàll fi nga xamante ne moom mooy Ngoundiane moom Doudou Sané wala Khadafi bu Diofior gonek taay singa bi le poulain de Eumeu Sène moom moo jëlaat fi nga xamante ne moom mooy Ngoundiane jël ko ci kaw Libidor. ba mu fa jógee le 10 janvier la jëlaat làmb fan la woon ñu ne Diofior biir dëkkam encore mu daan ki nga xamante ne moom mooy Sélémélé bu campement Ngeekoox. Doudou Sané bi mu jógee foofu noonu le 5 février fi nga xamante ne moom mooy Mbella Kajaw Doudou Sané moom moo ko jël ko ci kaw rajaxe bu Kër Fodé. waaw léegi le 13 février Doudou Sané bëre fi nga xamante ne moom mooy Marloj daal di dugg gaal dem ci île du Saloum yi Marloj ñu leen di fàttali Doudou Sané moom foofu dëkkam la. voilà ndax gars yi ñëpp xam nañ wala ñu bëri xam nañ Doudou Sané moom enfance am fa la ko def égale ko Diofior. bi mu demee Marloj tamit jël ko le 13 février jël ko ci kaw Njangar bu campement Ndangaan rakk ci Ngor Mbin Diab wala Ngor Ndangaan ñuy profité waat di leen di wax ne Ngor Ndangaan yéen champion yi mu ngi leen di bëggee di leen di yëgal xewam muy mariage Ngor Ndangaan wala Ngor Mbin Diab nee na day ceetal le 15 mai. ceet bi mu ngi amee fi nga xamante ne moom Mbiñ Diab Kër Diab Ndangaan campement le 15 mai Ngor Ndangaan nee na mu ngi fay woo ñëpp. donc Doudou Sané bi mu jógee Marloj le 13 février bi nga xamante ne dafa daan Njangar le 6 mars bëri na fi nga xamante ne moom mooy Adrien Senghor Doudou Sané mu ngi fay daan Bas bu Njongoloor wala Sa Thiès numéro 2. donc 11 drapeaux yi mu jël noonu la demee diggante Iba Mar Diop Diofior Adrien Senghor Fatick Yaayem Ndaayaan Ngoundiane Diofior encore Mbella Kajaw Marloj ak Adrien Senghor encore. Doudou Sané bëri na ñaari final ya nga xamante ne benn bi sans verdict la moo Boy Faye la woon le 12 décembre fale ca Ndangaan Samb dañoo bëre arbitre bi jugé na ñoom ñaar lii nekkatul bëre dañuy dóorante mu arrêté combat bi joxul kenn ci ñoom ñaar victoire le 12 décembre la woon 2021 Ndangaan Samb mook Boy Faye.
léegi le 19 février wala le 19 mars moo ki nga xamante ne moom mooy ordinateur bëri na ñaning final boobu aussi arbitre bi dafa jugé ne match nul la donc ñaari final yooyu mooy ñaari final yi nga xamante ne Doudou Sané amu ci ndam mais ñàkku ci ndam léegi ñetti final yi nga xamante ne Doudou Sané da koo daanu final benn bi Diouroup la woon le 1er janvier ci kaw wala Modou Faye ordinateur moom moo ko fa daan Modou Faye ordinateur moo ko daan Diouroup final le 1er janvier 2022 ki nga xamante ne moom mooy Boy Maroon daan na ko Djilor le 10 janvier ki nga xamante ne moom mooy Serigne Ndiaye numéro 2 wala Moussa Ndiafat wala Coriace daan na Doudou Sané wala génn na ko par point le 13 mars bi passé fi nga xamante ne moom mooy Iba Mar Diop leen di wax ne Doudou Sané loolu mooy bilan am bi saison bi ak tijjee ak léegi muy 16 final doon na mbër bokk na ci mbër yi wala moom mooy mbër bi nga xamante ne moo ëpp li mu egg final ndax egg na final 16 fois jël na 11 drapeaux mais nombre de drapeaux yi mu jël da ci toll ak ki nga xamante ne moom mooy Radiakhé dañ leen defal beneen vidéo ñëw ak yéen ci ki nga xamante ne moom mooy Radiakhé bu Kër Fodé moom tamit marqué na saison bi def na ay résultats yu baax a baax Zal caméraman bi jaajëfalaat la di leen di wax ne nag ki ñuy gunge fan yi di suñu mbokk suñu xarit Lamp Fall cosmétique képp ku bëgg ay produits cosmétiques nga yor boutique cosmétique di jaay en détail mun nga koo mu jaayal en gros wala demi gros nga continuer di jaayaat képp ku soxla aussi pour sa famille wala pour yow kese mun nga koo woo ci numéro bi mu jaay la foo nekk ci Sénégal dina fexe nga jot ci sa marchandise ci say produits cosmétiques bàyyiwul dara numéro am di 77 978 31 63 tout droit Zulum Zalam rang muy abonné. arbitre sifflé na les gendarmes Pape Doudou Diouf Dabi Bounkiling ndeysaan nuyu naa la bëgg naa la kontaan si yow ordinateur mayu ko dara mu ngi koy ŋoobu Doudou mu ngi bañ mboot wala tegal 16 ordinateur ordi jàpp na mu ngi jekkal ordi wetu na Doudou Sané Doudou Sané arbitre lu mu wax Doudou mboot na ordi final Doudou Sané Libidor Ndayane le 6 janvier 2022 Yekini Yaxya Diop nga yëngal géew ba Yaxya Diop ndeysaan tey moom moo woote fii Doudou Sané Libidor ndeysaan di bëgg waa ko ba ngay séeréer sama garam moo du fay la sa ndarm borom laa wu see dir sel le dir i paas waaye grand Ali Faye ziar naa ko grand Arfa Faye bëgg naa la Idi Sarr nuyu naa ko Ibrahima Ndong borom ñaari galoy bëgg naa la ndeysaan Modou Ndong Côte de Fer ziar naa ko sama grand Bounama Ndong Jaata Ndong ziar naa leen waa Kër Gaas Kër Jeen waa Njejeng Semu Njejeng Ñambo Camara le gendarme ziar naa ko Doudou Sané daan na Libidor Doudou Sané daan na Libidor Doudou Sané daan na Libidor naal baa ngi noonu bisa jif du fa baata na la laag kor xadi kor ngoof mbop ne doya dëkki ñaan la Doudou Sané à gauche Boy Faye à droite Doudou Sané bu Diofior Boy Faye bu Pikine wala Parcelles en tout cas Dakar la Doudou Sané Boy Faye Mbour lañ mujjee daje combat bi jaxasoo woon bay gu recours Boy Faye a koy accéléré Doudou Sané jël l'avertissement arbitre nee na daa door Boy Faye arbitre
arrêté waat na combat bi gars yi dugg nañ ci biir si kampoy Boy Faye bi wala ki ànd ak Boy Faye mooy indi coow fële ci el bi gars yi wax ak moom ndeysaan ñëwaat nañ sama grand Mansour Ndiaye ko ba woy séeréer Sora Malick Ndamal Daaru bëgg naa la Arfa Faye Boy Faye moom tamit at bi nee na daa door ku ne am nga benn avertissement at bi sifle waat na Doudou Sané final bi avertir na leen ñoom ñaar nee na dañu doorante